aussi am na ñoo xamante ne dinañ comprendre ndax chef de quartier daf ma wax bañ ko falee dafa wax ne manifestation yu mel nii à chaque fois bu amee ci koñ bi yaa may waxal voilà moo tax moo koy waxal donc DG ak ñi nga àndal chef de quartier nee na mu ngi leen di dalal jàmm di leen ñaanal chef de quartier day taxawee njaaxaanaay waaye teewul mu ngi leen di ñaanal ku fi ñëw dina ko ñaanal mu ngi leen di ñaanal li ngeen bëgg seen xol yàlla na leen ko yàlla defal voilà mu di leen souhaiter la bienvenue à Ngam. Voilà, après parole du chef de quartier bi nous ne commencerons pas nag waaw 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 ma ne nous ne commencerons pas. Nous ne commencerons pas. Nous ne commencerons pas. Wow. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme Nico Ibrahim waxee sànq rek maa ngi nuyu jeunesse bu taaru bi maa ngi nuyu tam troisième âge bu taaru bi maa ngi nuyu ñëpp boo xoolee lii xam ne ñun ñoo nekk ci dëgg parce que lii dafa rafet mooy wane ne le 23 janvier dañuy gagner élection yi à Ngam à 99,9%. ñi doon wax ne Ngam ñoo ko moom ba ñuy def fii proximité keroog di dugg di taxaw di xool fu ñuy ban kër la ñuy dugg wala déet kooku du proximité ñun bi ñuy proximité Ngam de campagne à Sañta dañ dugg fépp bàyyiwuñ fenn opposant ku ñu contre ak ku ñu contrewul voilà te ñun yàgg nañ Ngam fii gis nañ ñoo xamante ne dañ daan sànni waa ji xeer di ko sànni xeer ñu toog ñu leen di sànni xeer tey waa ji lañ àndal ñooñu duñu wax ak ñoom voilà parce que wax nañ ñaari wax voilà sànni maire bi xeer léegi mu falu nga toppaat ko loolu doxuñu ci loolu ñun li ñu gëm dañ ko gëm te bu soobee yàlla le 23 janvier 2022 à 18h18 day fekk les dés sont jetés day fekk les dés sont jetés ñun nag comme ni ko Ibrahima waxee sànq ñun xam-xam la ñuy topp koo xamante ne mën na yore dëkk bi koo xamante ne yow deux phrases yoo xamante ne yu ñu enchaîné munoo ko yow kooku munoo yore dëkk dañ lay tegal ay dossier ngay signé rek di dem te li ngay signé doo ci xam dara ñun soxlawuñu maire boobu ñun maire boo xam ne maire bu mel nii lañ soxla nga xamante ne maire local la maire national maire international donc kooku lañ soxla voilà suñu mairie bi nag jeunesse bi laay lancé appel il est temps ñu changer changement bi nag warul doon changement bu ndaw changement bu rëy a rëy la dans tous les villages ñu gagné élection yi defar dëkk bi jeunes yi gis seen bopp mag ñi gis seen bopp jigéen ñi gis seen bopp te kii wane na yoon bi ak réalisation yi mu def donc nit
nit ñi bu ñu dof naxe bi dafa doy 20 ans dafa bëri c'est trop ay génération lañ compromettre seen avenir nit ñi nañ yeewu surtout suñu yaay yi ay 10 000 francs yi ñu leen di jox ay saaku ceeb calculer rek 5 ans yow saaku ceeb ak dawlin calculer prix bi nga diviser ko par 5 ans voilà loolu pertement donc bu ñu compromettre avenir jeunes yi dañ war a am fuñ dëkk ëllëg jeunes yi dañoo war a liggéey ëllëg te dëkk bi yàlla baaxee nañu mu wàccee fi ay xéewal donc jeunes yi ñoo war a profité ci xéewal yooyu du benn groupuscule un conglomérat boo xamante ne seeni intérêt rek la ñuy défendre loolu nañ ko moytu vote utile donc ñu gagné à 80% saa fen waaye nga am ñu ngi koy gagné 99,99%. tey la ñu ubbi campagne maa ngi leen di ñaan ñaari mbir képp ku waxati ci Mamadou Ndione tagg ko ba pare ñun ñëpp lañ ci teg macha allah képp ku waxati ne dañuy gagné élection yi nañ ci teg incha allah nañ ko jàppe noonu ba bañ fay yegg gor yu baax yi toog ak gor yu baax yi jàkkaarloog ñoom ñaar fukki atu yàlla ku ko muñ ba yegg si fii xam ngeen ne yàlla noppi na ba pare man gëm naa ne yàlla duñu neenal coono yi ñuy daj guddeeg bëccëg suba ak ngoon ak li ñu sacrifier suñu alal ak li ñu sacrifier suñuy nelaw ak li ñuy dugg ci kër yi di wax ak jaam yi yaakaar naa ne ren yàlla dinañu defal sutura mairie bi am changement juróomi at yi ñu jëm ni gëm naa ne changement bu rëy a rëy mën na am te ñun ñëpp ku ci nekk dina gis boppam ci li nga xam ne mooy mairie bi ñiñ ko séqal nekk la ma waxoon ca tooglu rek tiit nañu waaye xam naa ne gor bii macha allah du leen toroxal mu kon nañu dalal seen xel ñu xam ne kenn du ñëdd ab ndab ku jeexal moom jeexal nga rek yéen waa Diass nag dama leen di gërëm parce que li ma gis tey dafa dal sama xel lii dafa wane ne da ngeen liggéey Diass ci ruq yeeg ruq yu xaan loolu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci village yi ku nekk ci ñun na góorgóorlu mu gagné village am salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum auzu billahi mina shaytaan rajim comme que guddi na gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp ji bi wax nga ko tey bés bi dafa taaru ndax ñi ñuy jàkkaar lool ay kilifa kese ñoo fi nekk tey bàyyi seen yitt bàyyi seen soxla ñëw tey ci lancement campagne bi ànd ak la grande coalition Ëllëg Sénégal derrière le candidat du COSEC directeur général du COSEC monsieur Mamadou Ndione pour inaugurer tey bésu campagne bi nga xam ne moom la ñu dëgmal may sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne dama kontaan ndax bi ma gisee tey la jeunesse de Diass la jeunesse de Koursaafi mobilisé wu ma xam ne yëf yi sotti na ndax ñoom ñoo nekkoon sama inquiétude wax dëgg si yàlla jigéen aw ma woon ci ñoom xel ñaar ne ànd na ak DG Mamadou Ndione mag ñi aw ma woon xel ñaar ne ànd ak DG Mamadou Ndione mais tey li ma yéem li ma gën a dalal sama xel mooy la jeunesse bi nga xam ne tey dañoo mobiliser wu ànd ci cortège bi battre campagne toog encore di ànd ak ñun ci jotaay bi kon sama xel dal na et comme ni ko imam Issa waxee rek nous tous nous savons que li ñu liggéey xajul ci gars yi et incha allah au soir du 23 li ci des bëreetul on va gagner ces élections avec plus de 80%. loolu incha allah loolu moom xam nañ ko bu baax comme ni ñu koy faral di waxee rek ni ñu gën a góorgóorlu gën a liggéey ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition bi lépp yëpp Diass yàqu na loolu yàq sa wax la ndax wax dëgg yàlla ñi nga xam ne presque ñu ngi judd am 20 ans fekk ñu dara Diass kon wax ne Diass yàqu na Saafeen yàqu na loolu perte sa temps la loolu moo tax ñu summeeku yàqu bi mu yàqu kaay moom mi sama doom la il est de la diaspora
mu ngi nekk Italie di battre campagne foofu Italie la nekk Italie di battre campagne foofu élection yi sax moo gën a tax mu ñëw mu ne damay ñëw pour battre campagne ànd ak le DG di COSEC pour ñu fal ko au soir du 23 parce que moom nee na jóge na fi yàgg na pendant plusieurs années mu ngi Italie mais na saa yu ñëwee li mu fekkoon fi la fiy fekkaat kon changement amu fi loolu moo ko indi fii may kon ñu ngi koy gërëm di ko sant. def nañu tour Saafeen yëpp waxtaan nañu ak ñëpp yaakaar naa ne li ci des animation kese la élection yi moom féete na boor village yëpp amul village boo xam ne quartier boo xam ne demuñu fa donc bu ñu tolloo ci campagne gars yi animation la ñuy def mais sama discours tey damay ñaax waa Saafeen mbokkaa ci Ngosa fii ci mu waat ne élection ci du ma rek baax na baax bi ne be nik candidat ngang Saafeen candidat ne xam nga ne ay nik mairie ni woti ko tumtum mi ne wena den conseil municipal windem se Allah alzamba kut ko nga yàlla ko yirmat de po bi xamante ne be daba njuke ba hela nga wonu peda bo wo bo na jaar na wore wor bab mi en tant que conseil joy voté bo na jaar a wore wor kare bat de ba tout ba jakalo na ngona bande wi ngot ba bo na ba kan una jaarem wallahi lazim ngone wande bi ba wen ngel cingba jusqu'à présent min di comprendre position yi ma min na comprendre pour ni ke ma wadundi bet bi tout surtout ma jaabi xam nga ne bet no ko na cheikh mi en tant que conseil ko to mu da groupe de conseil nga ne ba kin au nombre de 7 mais en ci ba wo jaarem tout bo wote ba kurne bo ko ba huna na jaarem de franchement mati de titre mais nak avec un peu de recul comprendre inta ndekete ya ba tout awro ko baroko mais dañ ko tout be roka non tawatar fini carako c'est un voleur mais imaginez quelqu'un ko xamne voye def gontudi fu law def pousse di fu law def pousse di fu tabax edas kala ka hay bina bu loué chaparji bina bu loué gendarmerie non c'est extraordinaire ak ngess il faut qu'on arrête Péris a gagné mais par extraordinaire ba gagné nde mairie ni beri wovenga c'est impossible il est temps bobu barkis exactement wérak ba das ko ben arme ludul wiren ñam nik bitim rew fu sosé fu lé parce que fo di ngane fu ñakit élection ci ba mindi changer intention de vote bobu c'est fini parce que abo gën na wonde bo eno hen naba bisa fen du indin ba du hot nga ba li sa ci doy sax bon bemba ba ñus en lang rek ba ñus en lang mais bi xamantene ba dajé ke tout margat ba bi ba tout ra mais cering ba tout woton terrain ton mère mais ci ba don no xende donc il est temps pour mobiliser wu changer une nik ndi te ini ngot nga ngess imam vuye da legi manam ba kare kat ngobe bo ya war na gess bo ha président gess bo ra di plus de 2000 et quelques voix nga dang vote politique ini nda isnu bakatada bobu ne bana wodoyi pour ba jaas Helsinki bobi bay ne électeur wala ngess ba ka danga ngess bo ha président nande boy mindi proximité monsieur kadam wona légui fait proximité fu us kef marqué kan ci voyager fu wona proximité donc village ci tout presque batay boy fuani batay boy diki bay kaden élection ci adu be adu tas nga inshallah rabbi au soir du 23 hella dalat au soir du 23 ko ba ngala bomin jami wa dogandi ila abadan dama musa wax ne kuma musa laaj fan moy sa base dama len wax ne nga moy sama base yàlla def Modou ñoom 2014 waa Ngam sedd ñu seen voix ndok tey bi nga xam ne tey seen ñaari doom yooyu nga xam ne da ngeen seddoon seen voix diggante Modou Nione ak Saliou Modou Nione tey Saliou Modou Nione lay jàppale donc amul benn lam-lam ne Ngam bi
ñun dañ koy gagné minimum lu ñu dee ngam moo dañ ko mën a gagné 90%. lu ñu dee ndax fii pendant plus de 25 ans daaw ma ko séddoo kenn Modou ñëw fi 2014 gagné fi ma xaw séddoog moom yàlla def tey ñu ànd nekk benn incha allah rabi zaati danañu gagné ngam lu bon 10%, 90% s'il vous plaît. gisee ma arrêté DJ bi mooy tey jii animation dina am te ngandim surprise dina am ndax sunu lépp surprise la moo tax ma ne ko arrêté animation bi fi mu nekk ni sax dañuy yàkkamti sunu wax yi jeex ndax surprise yi ñu leen di indil kon damay yëkkati kàddu yu gàtt di leen nuyu di gërëm ñi fi teew ñëpp di nuyu chef de quartier ak chef de village yu Diass gannaaw ñooñu may nuyu imam yi ak kilifa yi fi teew yëpp di leen jéggalu ci seddaay bi kaddu yi fi jot a jib sànq defe naa ne ëmb na lépp rawatina kaddu gi fi mujj nga xamante ne sunu kilifa ci ñaari wàll yëpp muy docteur Saliou Ciss defe naa matal na lépp Pape Malick bi mu waxee matal na lépp kon ñi fi yëkkati kaddu ñëpp defe naa ne la ñu wax mënuma ci yokk leneen boo seetloo campagne bi tey ni mu tàmbalee boo xoolee mbégte bi nekk ci kanamu ñëpp ñu nekk ci cortège bi da ngay xam ne bu ñu góorgóorloo tuuti ndam li dina yaatu ba jaaxal gaay ndena leen ndam lu yaatu la ñuy wutuma ndam rek de wutuñu ndam rek de la ñu waxtaan ca biir néeg ba ñun ñii mooy ndam lu yaatu ba tax na même programme bi ma leen présenté keroog fële nga xam ne wàllub teen la woon kenn ñëwul gunge ma ba bi may taxaw di présenté ba ma ko waxtaanee ak leader yi ba ñu d'accord ci programme bi dañ ma sas na ma présenté ko man cundum kenn raxuma ma ñëw taxaw jàkkaarloog askan bi di présenter programme bi nga xamante ne waxtaanee nañ ko ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Nous terminerons Inch'Allah. xam nga lan mooy cadre fii ay cadre rek fi nekk cadre mooy koo xamante ne da ngay mën a cadrer waaye ku mënul cadrer lu yàqu yow a xam nga ndama ngi ci gàcce ngi ci super jamono daf ko woyoon Omar Pène ne sama waaji ndama ngi ci gàcce ngi ci sama waaji ndama ngi ci gàcce ngi ci ndax bés day ñëw ña la wëroon toog ca cumukaay ba yow kenn nga war a jàkkaarloog àdduna war a wax yàlla nañu yàlla musal ci accident wax waa gi dafa ne li ci dangereux mooy amul constat kenn du ñëw pour constater ko ma wax ne tey jii taxawaay bi ñu taxaw ni rek gagné na largement élection yi ndax ñii ñu ci bëri bokkuñu parti ñu ci bëri au niveau national bokkuñu parti mais bokk nañu gaal gu ñu tuddee ëllëg Sénégal fii ci commune Diass ñu fas yéene def liggéey boo xamante ne day mucc ayib moo tax kaddu yi may yëkkati nii kaddu ngërëm la gor ñii ma wër kenn gënu leen a baax parti socialiste la moo ko gën a màgg ci Sénégal la moo ko gën a rëy ci parti politique te ñoom niñ ko waxee noonu lañ ko doxale présidente Aminata woo na ma sama grande sœur la jamono yi affaire yi yëngatoo woo na ma mais bi ma woowee fii sabilillah la ma doon wax ne ma damay ñaan Mamadou est-ce que doo bàyyi waa ji mu dem ma ne ko ban waay
mu commencé wax ma ne ko déet loolu ëpp naa def ma ne ko wool sa collègue socialiste ya nekk Diass nga wax laaj leen lan moo tax tànn ñu waa ji ma ne ko man bugguma ci sori ndax su ma waxee ci waa ji ku sa wujj sëlam doo set man nga defe ne man damay xejamal rek ma ne ko par élégance madame la présidente du HCCT du ma ci sori et puis waa gi suma mbokk la ma ne ko boo woowee le parti socialiste docteur Saliou Ciss nga xam ne jiitu woo ko PS yow Aminata docteur proviseur Assane Mandiok Assane Sène nga xam ne ñëpp xam nañ ko ma ne ko sama yaay Awa Yombe maguloo ko te jiitu woo ko parti socialiste sama rak Ousseynou Diouf secrétaire politique di jàngale fële ca Saly un grand intellectuel responsable jeunesse féminine signé ñaari secrétaire général signé ñaari adjoint signé def point de presse Sénégal yëpp di leen xool ñu ne sunu candidat Mamadou Ndione la yow nga jiite parti boobu bu problème amee kay walaaj leen ndax ñii fañ ko teg xam nañ ko moo taxit docteur Saliou am na lu mu fi wax sànq les problèmes locaux se règlent au niveau des localités kenn mënul nettali sa géntu jàmbur fii commune Diass on a un problème parce que dañu jiital ñoo xamante ne jànguñu on a un problème parce que dañu jiital ñoo xamante ne ñooñu gën a bëgg alal biñ leen dénk man nee naa leen bukki ku ko dénk ndawal nga fekk moon bukki nga ñëw dénk ko ndawal bukki day commencé jooy wala mu commencé fecc dina fecc ndax dina xam ne yow mi li nga ko dénk kat boo ñëwee dina wàññeeku dina commencé jooy ndax day xool fan la war a tàmbale ba tax na fii commune Diass feebar bi xam nañ ko ñun dañ ñëw pour faj ko fii ma taxaw di ngaam nga xam ne bi ñu wëree Diass fii la ñu terminé sunu caravane ñëpp juboo ci xam ngeen ne symbole la man fii laa daan passé sama vacances yëpp ba bi ma amee BFM ci laa arrêté ñëw vacances parce que après le BFM les études étaient devenues tellement sérieuses que da ngay def ay cours de renforcement parce que moment boobu aussi dafa gënoon a tar sànq Mor Mbeng mi fi jël kàddu ñoom ñoo doon sunuy mag ndax magee nañu ñaari at defe na mais ñi ma fi bokkal génération bokk na ci Mbay Donde léeg-léeg ma romb ko fii tooñ ko naan ko yow sa karaw gi war nga ko ñuula laa ñooñu laa bokkal génération ñoom duma suur ndam si yàlla na ko yàlla xare àjjana ñoom Assane yi jàll ndam si yàlla na ko yàlla xare àjjana fii laa defee lépp fii laa jàngee lépp yoxoon kaan fii la nekkoon soriwuloon de buñ daan bay ba mu yàgg ñëpp waa ngaam bokk même yoxoon kaan bi fii toolu kër gi toolu quartier bi ñu fay dem di bay fii ci ngaam fii ngaam lépp laa fi amoon lépp ay rak ay mag ay xarit sànq ci jàkk ji ki jiite sama nijaay la ki li xam sama nijaay la kon ma ngaam suma ngaam la ngaamu Saliou la ngaamu docteur Assane Mandiok la ngaamu Pape Malick la ngaamu ñëpp la ba tax na signal bii fi am fii ngaam damay rassurer waa ngaam ne leen c'est dans tous les villages quartier par quartier village par village grande concession par grande concession fépp moom mokk fépp mokk dinañ leen gagner à Gandoul incha allah dinañ leen gagner incha allahu à Toglu incha allah dinañ leen gagner à Kandam à Benteñe à Buxu à Paki incha allah dinañ leen gagner à Xolpa à Dagga et à Mbayar incha allah dinañ leen gagner à Rafo à Ciki et à Samkej très largement incha allah dinañ leen gagner très largement à Banja Mbambara et à Banja Sessène incha allah dinañ leen yenu ba seen biir weex ak Kirène teg leen ci suuf ndànk très largement incha allah dinañ leen gagner très largement à Dobour incha allah waaye Diass Lumung nag moom Diass Lumung nag moom
jas lumuk nag moom jas lumuk nag moom jas lumuk nag moom jas lumuk ndax moom sama gaay nee naa leen fii jas sunu doxantu sax meeting la docteur sunu doxantu biir jas sax meeting la keroog doxantu naa garage xale yi doon filmer xam nañ ci dara maa ngi tooñ sax ay GSM ak Just Actu naa leen keroog garage dafa ne romb ngeen ay 2000 vues parce que affaire bi ñun la ba ma defee visite ba sax am na kenn wenn waaju sol costume bu tàng ci naaj bu tàng bi jëm na fa doxantu mais yàlla xam ne day doxantu ba mu yàgg dajeeg Jakarta maan yi seetaan ngeen live bi keroog de man du ma sos ba mu dajeeg Jakarta maan bi ne ko mais yow ñëw nañu mairie ngeen ñu laaj 71000 pour créer ñu GIE waaye jéem a waaf mais xam nga booy ay nandite lañ booy bi xaw ko koj ci biir booy yi am na ci booy benn booy sax sama t-shirt la sol waa ji commencé jànnaxe na leen mais yéen ñëwoon ngeen mais gisuma leen woon xam ngeen waa jooju kan la c'était le maire de la commune de Diass man de pour 71000 francs wut kayit jeune bu ko fekk sama poche jour boobu dinaa la ko jox nga yóbbaale ko